man la Mamadou Ndoye Bane président mouvement wàllu Pire candidat à la mairie. tey laa gën a nekk candidat nag tey jii ñoo ngi jamono ji ñoo ngi ci di finaliser liste yi ak ki nga xam ne moo di mandataire bi di El Hadj Massaer Diop ak ki nga xam ne moo di nu mu tuddati Mamor Mbaye di porte parole du candidat fan yëpp ñoo ngi ci man ak Massaer di liggéey li nga xam ne moo di liste bi. c'est difficile nag c'est très difficile mais liste boo xam ne ñëpp mënuñu cee dugg xam naa liste bu génnee dina am quelques frustrés mais nañ xam ni yàlla sax matalewul deful lépp donc ñi nga yaakaar ne daal mën nañ fas nañoo ànd ak ñoom dem ci mairie bi ñu nekk ay conseillers dinañ ko génnee déposer ko dans les règles de l'art su ko defee su élection yi ñëwee le 23 incha allah ñu changé li fi ne te toog ci mairie bi doxal. fi mu ne nii parti bi nga xam ne mën nañu wax ni. moo gën a mag ci commune bi di le PDS ñëw na ànd ak man ci élection yi ko jiite di sunu papa Bado Dieng secrétaire général bi di Papa Ndiaye ak ñi ñu àndal ñëpp toog nañu waxtaan ci seen biir ba d'accord ci ay kàddu ànd ak ñun defe naa ni sax ñoom sunu liste bi su génnee da nga leen gis ci sunu conseil yi ba ci dëkk bi sax xam ne ñenn ñu naan une partie de PDS wala du une partie de c'est le PDS. Parti démocratique ñoom ci boppam jël neen seen i bagages ànd ak man ci li nga xam ne moo di élection yi mu doon lu leer mën ngeen a jaar sax ci ñoom vérifier loolu beneen bi mooy URD bu Djibo Leyti Ka nekk fii di quartier bu mag Médine ak Sénégal gépp sax ñi ngi ci Pire gépp ñoom it jël nañ seen i bagages yëpp ñëw ni man Ndoye Bane man la ñuy àndal ci élection yi Modou Diagne Fada waaw coordonnateur bi di Mamor Mbaye mii taxaw ba pare moom mooy coordonner nu mu tudd les enseignants de Yeesal moom moo national association nu mu tuddati coordination nationale des enseignants de Yeesal moom moo ko jiite mu ne Mamor Mbaye mooy coordonnateur yu Yeesal fii ci dëkk bi moom moo njëkk a ñëw sax ñun ànd ak ñun depuis le début ca mouvement baak yooyu mi ngi fi dañuy jàppale d'ailleurs sax moom laa def porte parole du candidat bon ñi ngi liggéey di doxal ak ay association ak ay mouvement de soutien yu bari yoo xam ne ñëw nañ ànd ak ñun ñi ne xam ne ñi ngi ci région yi njëgal ñi ngi ci village yi ak ñi nga xam ne ñi ngi ci biir dëkk bi ñëw nañu ànd ak ñun coalition bu mag a mag la ñuy samp ci dëkk bi ànd ceeg parti politique bi di parti Diop Sy bi moom lañ fas yéene àndal ci élection yi pour jël li nga xam ne moom moo di maire bi te ñun non appel bi mu waroon a def la deful la war a def parce que dañ ni sën bi nee na nañ dajaloo pour nekk benn su bëggee ñu nekk benn moom Serigne Mboup le maire day retiré wu su retiré wu nekkul candidat Pire gépp dañuy nekk benn parce que Pire kenn àndut ak moom Pire kenn àndut ak moom mbaa ñi nga xam ne mënuñoo bañ a ànd ak moom maanaam des fois nga ànd ak nit te mënoo koo bàyyi ñi ko ñàkk pexe ñi ànd ak moom ñàkk pexe moo tax parce que ko ëmb sa sànqal ëmb sa sutura ñooñu ñoo ko mënta bàyyi mais ñi nga xam ni dañoo am seen liberté am seen dignité bàyyi nañ ko. muy 99% de la population de Pire bàyyi nañ Serigne Mboup bu yàgg ba mu defee 5 ans lañ ko bàyyi ndax ci dolli mu yokk ci 2 ans ñu gën koo bàyyi nag élection yi suba la moo tere Serigne Mboup wàcc loolu moom lu leeraa la wax te di ngeen fi ñëwaat fii taxaw fii ma wax leen ne ko je vais le battre. Pire dafa tardé amul côté booy laal te Pire tardé wu fa amul benn secteur booy laal secteur boo lamb rek soo leen waxee poser question ma wax la problème ba fa ne. gis naa ko moo woo ay maire ay chef de village yi ak délégué de quartier yi naan da leen di takkal drapeau 7 ans nga def di leen doog yow 2 mois desale pour nga jóge ci maire bi nga naan da nga leen takkal drapeau dafa yàpp chef de quartier yi ak chef de village da leen a yàpp ñooñu waruñu woon dem sax mu leen di takkal loolu parce que yow ba nga faloo ba léegi 5 ans su affaire yi jaaroon yoon heure bi yow jóge nga fi nga xaar ba 2 mois dese la ngay woo ay chef de quartier ak ay chef de village naan dama leen di takkal ay drapeau loolu yabaate la beneen bi mooy secteur boobu mi ngi woon naan day inauguré maison des jeunes keesu maire bi defarul maison des jeunes de PNDL moo defar maison des jeunes bi te ñun xam nañ fa xaalis bi jóge ak na mu demee fañ ko jaaree nag ña ko démarché kilifa gi dëkk ci dëkk bi te démarché loolee ñu defaree foyer des jeunes bi xam nañ ko ak fa mu jaar yëpp beneen bi mooy mairie bu bees bii muy wër naan mairie bi nangam ak nangam mairie bu bees bi ba ñu tegee xeer bi depuis 2015 xam nga 2014 leen tegoon xeer ba di ko tabax maire bu normal
dëkk bu normal ngay tabax ak mairie depuis 2015 ba léegi 6 ans xaw ma 7 ans mënoo fexe ba mu pare heure bu xel élection jotee nga yóbbu fa woo benn entrepreneur mu koccal nga nax askan wi su élection yi jeexee entrepreneur ba demaat ba beneen yoon. loolu dafa war a dakk ci dëkk bi kenn du ñu defati ay escalier le président Macky Sall jël na sa ndombal tànk yëpp amatoo benn ndombal tànk lu dul maire Pire nga bëgg def jël waa Pire def leen escalier jaar ci seen kaw pour Macky Sall falaat la loolu du fi amee ñun dañu bëgg maire bu am suñu jot dañu bëgg maire boo xam ne waa Pire dañ koy lamb daj ko lamb daj waaye maire boo xam ne imaginez coronavirus bi mu dugg see premier jour corona bi premier cas bi ko Sénégal amee ba 4 mois la maire duggul tegul tànk ci dëkk bi te maire yëpp ñu ngi woon ci seen biir dëkk yi di sensibiliser di indi ay gel di indi ay masque waaye moom Ndakaaru la toogoon di yóbbante ay gelam di yóbbante ay masque am moment boobu ñun man Mamadou Ndoye Bane ak mouvement Wallu ñu ngi woon ci biir terrain bi di jàppale population bi te gel ak masque joxe nañ fi plus de 10 tonnes ceeb joxe nañ ko ci suñu ay moyens bopp te ñun duñu maire duñu conseiller duñu directeur ay simple citoyen lañu comme ñëpp léegi nag heure bi moo jot suñu heure ñun moo jot pour récupérer Pire pour les Pirois pour les dignes Pirois ñi nga xam ni dañuy yëg carrément ni ay Pire lañu ñi nga xam dañuy yëg carrément ni am nañu jot waa Pire pour nga defar ko il faut nga am jotam Pire pour nga defar ko il faut nga yéene ko yéene Pire ak li ci wër li ko wër laa wax tey jii temps yëpp da ngay gis politique bi fi am léegi bon daal Pire daal moom jarul defar su élection jotee nga génne sa xaalis di battre di jox nit ñi ay 200 000 ak 100 000 francs loolu dafa jeex. déedéet waay wuyul paa bi non da nga koy jox wuyul paa bi li mu wax. ma ne ñun daal yow la ñu àndal. maag sa bàyyi woon booba tout tànk nga. yëpp ra baat fu mu musaane ma ne fa ba tey dem na àjjana yaa fi ne ba nga dikkee paal la nga fa def ba tey kenn di fa lu ni dara. te gis nga li paa bi wax ni partout ci dëkk bi soo demee loolu lañ lay wax donc sa waay heure bi moo jot pour ñun ñi nga xam ne ñun ñooy doom Pire ñu jëlaat Pire ci teg ko soo demee dans les villages grands village soo demee sa yaram day daw dëkk bi partout soo demee le maire du ngi fiy dox guddi di joxe ay 16 di joxe ay 200 000 di joxe ay 300 000 ñun amuñu benn dërëm bu ñu mayee de mais ñun avant élection ñoo ngi ci terrain bi di jox nit ñi loo xam ne askan wi loo xam ne ñoom ñëpp a koy bokk après les élections ñu ngi ci ba fi mu nii ñuy wax yow maire 200 000 mi ñuy wër di ko joxe su ko dajalee woon tey jii tabax na ab case de santé wala mu jënd ay garab yoo xam ne ca case de santé bi la jógee waaye tey jii su ñëwee dem ca Mati Diom ca Mati Xulle jox ab 100 000 francs Mati Xulle du def lu lekk 100 000 francs jëndal ci jëkkëram ay ginaar léegi nag 100 000 francs yi waa askan wi duñ ko gis te 100 000 francs yi Mati Xulle du la ñi muy jox xaalis ñëpp man lañ àndal fu mu dugg joxe fa xaalis ñooñu woo nañ ma ni ma ñëw na fi man leen na rees ak jàmm. Il est l'heure de changer il est l'heure que ñu li naan mbéjum kanam boroom moo koy fajal boppam dëkk bi dafa feebar te dafa laaj ñu faj ko.